ñuy tëddee yaa ngi fexe noonu lu ree mënoon na doon leneen dina nekk feneen lii di dafa ñaaw ci gis-gis subhana la di ci réew mi ay waay ça rappelle beaucoup de choses bu ñu gisee yu mel nii de yu mel nii moo la neex. non moo neex nii. am na ci jeunes yoo xam ne judduwul woon. dañuy bëgg di gis yi. di découvrir yi quoi di ko xam. effectivement c'est très important. et ça se sent ndaxte muy dugg rek wax na ma ko nee na ma yii moo baax yii la temps bi temps ñoom du Ndiaye Mbengue ak suñu invité bi di Moussé Gueye Ndiaye donc ñoom la woon ci seen groupe boobu nga xamante ne. non ñoom noonu jiitu. ñoom ñoo leen jiitu ci groupe bi. ñoom noonu jiitu. ñoom noo njëkk ñëw. après ñun ci lan soog a ñëw. d'accord alors ñu nuyoo bala ñuy dugg ci loolu wala ñu ciy waxtaan alors ñu nuyu la ba pare du Ndiaye Mbengue. ah waaw maa ngi leen di fay di nuyu aussi Pa Assane suma xarit. moom c'est un ami à moi. waaw moom suma frère la sama xarit la. yàgg na trop. am na yu bëri yu ñu séq maa ngi moom. ci côté musique. vraiment muy nit ku baax. nit ku yàlla jox aussi xam-xam. ci lii mu yëngatu. moo tax aussi bi ma ko fi gisee sama xel dal na. parce que franchement parler nit la koo xamee ni ci côté musique muy du Ndiaye Mbengue di Youssou Ndour amul kum Pa Assane liggéeyul fii mooy kat boo fi gis ñu koy tudd rek Pa Assane am na benn journée sax am na ci lu mu la jàppale. da nga yegg si foofu donc may kontaan ci moom di kontaan ci Ami Collé aussi kii moom suma jigéen la suma xarit la dañu yàgg lool ma daan dem ba seen kër di ko fekk ak yaayam ju baax ja vraiment di kii na moom sama grand la moom grand Ousmane Diouf moom sama grand la sama xarit la moom daal day nit ku baax koo xamee ni gis nga moom fu mu gis nawleem rek ñi nga sànq bi nawleem bi wax daf ko bàyyi wax ba xolam sedd Bassirou Thiam loolu mooy adduna yow li ñu doon waxtaan sànq yaa ko moom jom yow da nga am jom macha allah waaw xam nga rek donc vraiment seen émission seen kii thème mu jom boobu den ko gën a yaatal am na solo trop parce que
ku mel ni monsieur Guèye Ndiaye ni tey jii li may wax ni tey moom moo ko moom. parce que tabarfakàlla macha allah dafay suma mag. jiituma asawali. ñoom bi ñu demee ñun ci la ñu ñëw. muy nit ku ñàkk ki ñaan. di nit ku baax di nit ku fonk li mu doon. ba tey yëmbal boo fa demee jeunes yu bari mi ngi leen di dimbali. donc dimbali famem vraiment di jàppale ñu bari. mu koy ñaanal yàlla projet bi mu jublu moom it. yàlla na ci yàlla taxaw. ba fi mu bëgg mu yegg fa ci daraja yonent bi. barke Seexul Xaddim di la nuyu yow it. waaw di la nuyu bu baax. franchement man heure boo leen ma invité fii damay sawar. ndax su dul dara muy paasan mi dafay suma xarit lool. mais nag li ma bëgg mooy seen kii bi émission yi. bëgg naa ngeen gën ko yaatal di andi ndaanaan yu mag yi. géwél yu njëkk yi. andi xalam yi. andi ndënd yi. nit ñi dañu bëgg découvrir loolu. te loolu boo leen ko defee di ngeen jël pee léegi barke Serigne Touba. d'accord jërëjëf merci beaucoup mu nekk nuyoo Doudou Ndiaye Mbengue ñu tourné rek suñu beneen artiste di Moussa Gueye Ndiaye moom aussi ñu nuyu ko. waaw maa ngi leen di fay di leen remercier ci invitation bi. di kontaan ci fekk fi sama frère Doudou Ndiaye Mbengue li mu wax ci man ci moom la ne parce que je me rappelle Doudou Ndiaye maa ngi ko commencé fréquenter depuis Balafon. Balafon ak Badou Ndiaye. boobu maa ngi am 14 ans. waaw 2 rue Makodou Ndiaye. waaw boobu laa ko njëkk a fréquenté waroon a jouer Tembal sax foofu fekk Zal doon jouer Tembal. ma ñëw Badou Ndiaye. Zal Seck waaw Badou Ndiaye jox ma transport ni ma bu subaa na nga ñëw répétition. mais malheureusement alors ci diggante bi suñu groupe bi reprendre à Pikine muy éclair bu daggu daan. waaw loolu bara je tenais à le préciser mais di kontaan ci seen plateau bi Ousmane Diouf sama doomu ndey la depuis Pikine gu njëkk ga parce que Ousmane mi ngi nekkoon kii ak ñoom Mayga super ngalam di jouer waaw xam nga Ousmane waykat la woon. mooy waykat bu dafa bàyyi woy man ni lu tax mu bàyyi woy. mais c'est pas normal. waaw vraiment di kontaan ci plateau bi di leen remercier toujours dama leen di seetaan. waaw vraiment di rafetlu sa toogaay Pa Assane vraiment toujours intervention yi du ma bëgg sax ñu gaaw a jeex. non sérieusement mais vraiment je suis trop satisfait. D'accord merci beaucoup. jërëjëf merci beaucoup alors on a eu le plaisir ñu am ñaar ñoo xamante ne dañoo am jaar-jaar bokk jaar-jaar tamit lu ci bëri ndax am na lu ñu bokkoon tamit groupe bi nga xamante ne moom la ñu wax ndax seetaan ngeen clip bu ñu dugal léegi ngeen gis ci suñu ñaar invité yi nga xamante ne ñoom ñoo fi toog tey ayoo tey man dama am envie ku ci nekk ma laaj la lan moo la marqué ci sa morom par rapport ak li ngeen doon def ci seen groupe boobu ngeen nekkoon Asawali Asamaan voilà lan moo la marqué ci Moussa. waaw li ma ci gën a marqué mooy moom dafa am principe. Moussa bu jàppee jàpp na mais bu bàyyee bàyyi na. donc dafa doon liggéey tubaab bu ñuy wax Asawali yàlla mi dara tëwul mu dem ba ci biir yàlla weddi relation ak Asawali. ci la Asawali ñëw Sénégal donc di wër ay musiciens ci la ma yàlla boole moom muy 91. 92 ci lañ dem Finlande ci laa génnee sama CD bi ma way naa la Jalala. donc bi mu ko déggee tamit daf ma ñëw remercier ma ci vraiment encouragé ma ci aussi. muy acte bu ma intéressé parce que nit des fois. nga nekk ci benn milieu boo xam dafa fay jiitu. nga ñëw defal lu baax mu xajamal ko. mais moom defal loolu nit ku baax la. vraiment aussi di leen wax aussi nit la koo xamee ni am na ay artistes yu bari yoo xam ne ni moom moo leen formé. donc tey bi ma ñëwee gis ko fi ça m'a fait surpris mais kontaan ci aussi franchement parler. di ko ñaanal yàlla projet bi mu jublu rek. waaw yàlla na ko ci yàlla defal ndam. ci barke Seexul Xaddim te di ñaan yàlla sunu réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm. defal na ko def ko bépp lu mu julit seen télévision bi aussi yàlla na dund ba ci télé yi ñuy tudd partout dans le monde. mu bokk ci di gërëm directeur beeg ñi fi nekk ñëpp nag. mais di gërëm particulièrement nag. As Ndaw borom du ko man suma xarit ko. d'accord alors mi ngi seetaan film bi. Moussa yow nag. oui man la même chose di Doudou wax xam nga Asawali Asamaan. ginnaaw yàlla maa ko créé en 88. Asawali jóge Gambie alors ñëw fekk temps yooyu maa ngi woon Super Étoile 2. mais après Super Étoile 2 am benn pause Asawali ñëw gis ma ni dama bëgg ñu former orchestre. ma ne ko foo ne mu ne Medina kër Sëru Badou Ndiaye Sofi Ndiaye ma ne ko ñëwal Pikine
mu ñëw ma dem gis directeur école 6 lu fa benn nekk commencé ñuy jouer ci la recruter Mor Dior Seck moo doon premier chanteur avant Manel mais Mor Dior finalement bi ñu demee bay bëgg a tukki ñu am ñàkk a déggoo ci conditions yi ci laa dem jëli Malang Sissoko mu jël place su Mor Dior donc loolu mooy 88 ci lañ njëkk a dem Finlande mais man ngay tubaab ngay nit ku ñu loo moo doon dama am ay principe te dama gëm yàlla boole ko musique bi may def dama ko tarbiyu am lu ma ci bëgg donc bu ma gisee loo xamante ni dafay dem damay dem mun naa sacrifier wu nag pour lépp télévision laay waxee gars yi ma yóbboon ñii nga Finlande am na ñu fi ne jàmm laa leen yéene woon di waxtaan ak ñoom guddeeg bëccëg lépp loo xamante ni mun naa ko def en tant que musicien ma def ko mais nag dama dem ba ca yàgg bon vraiment mënatuma faa nekk waaw parce que aussi nit ku nekk dafa bëgg di avancer dans la vie boo gisee dara lu lay baare da nga ciy teel a jóge ca continuer sa yoon du tax nga am ak ñëpp jàmm séq ak ñëpp jàmm ba léegi mais en grosso modo daal Asawale Asamaan 88 tur wi sax mi ngi jóge ci xeexu naar yi bi ñuy ñëw 89 xeexu naar yi alors ma ni tubaab bi heure bu ma boo gisee avion yi ñuy survolé asamaan si xamal ni couvre-feu am na du ma ñëw indi reer nga dem jëndi reer bu avion naawul nag dinaa ñëw mu ne asamaan ma ne waaw ma ne kon naa ko tuddee Asawale Asamaan noonu la ko tur yu jógee d'accord Asawale Asamaan noonu la jógee bi ñu demee ba ma jógee fa nag ci la vraiment du njaay ñëw gën a ko valoriser dem Finlande vraiment def fa feu et flamme waaw vraiment moo gars yi mu àndal yëpp bon vraiment loolu la quoi parce que loolu continuité la quoi parce que musique noonu la dëgg la waaw musique noonu la artiste moom day aar ay tiis dëgg la musicien aussi dafa war a am dépassement waaw te xol bi dafa war a leer aussi ba tey nga garder de bons souvenirs ci sa collaboration ak ñoom ñëpp ah oui bien sûr alors boo leen seetaan Doudou Ndiaye vidéo bi ñu seetaanee boo ko seetaanee boo ko xoolee nii lan la lay def man nag Doudou Ndiaye wax na ko léegi naa la ca laala boobu bii moom ndeysaan waaw non mais daf may fàttali lu bari si nga ceenu or yi ma takk nii bi ma ñëwee non fecc bi xoolal fecc ensemble yi dukat bi kii li mooy dukat en grand soin waaw njug la xam nga rek lii daf may fàttali lu bari ndeysaan parce que maman bi boobu Alaaj Ndiaye moo amoon benn studio 2000 ma dem fa ndeysaan pour mu produire ma mu ne ma moom bàyyi na affaire produire yàlla mi dara tawul maman bi la ma yàlla boole rek Asawale ndeysaan fekk ma jóge ci sama sëriñ bu baax ba sëriñ Cheikh bu Mbàkke bu Seexul Xadiim yal na yàlla yokk leeram bi ma ko yesalee sama njëbbal mi ma lan da bëgg man daal Mbàkke woy rek laa am dama ci bëgg a tedd ba teral ci samay waajur min ma tàllal sa loxo bi ma ñaanalee ci at moomu ci laa dem Finlande def ñaari CD tukki ak naa la jalala bi dañu ko may tuuti donc yàlla mi dara tuuti ay waay nañu ci ko la may yàlla nañu ko may gis nga yàlla wis ci xorom mu génn rek macha allah loolu moo tax sax nekk tube waaw yàlla def ñu ci bari du njaay mbéy bu nga xamee sax naa la jalala bi la waaw dañu ko may nag léegi tuuti nii waaw mais dama bëgg ba sa yaram tàng parce que grand Ousmane xam ne lii tàngal sama yaram grand Aïcha kon grand Aïcha ba fu mu toll nii comme grand Ousmane daal jalala bi rek lay laajte waaw mi ngi noonu daal dama bëgg nu dem ba ci kanam ba ma chauffé waaw loolu ma ngoog nu soog ci dem en tout cas jege ak chanteur ak batteur. waaw plateau bu mag nga am de plateau bi ngay def profité macha allah. ma ne ko alors grand Bamba lay faal ilala yaaram faal lay laaxa jébaloo wóor lay laaxa jaaram alam ba Cheikh Faal kii di Sëriñ Tuuba Mbàkke borom nit ëllëg billaay sabablu leen soxna maam ni jaara bu soog kii moo nu may lu tax nu samp daaray Mbàkke muri déglu leet ma tey lay wuy daam dellooti wuy maam Cheikh Ibrahima Fall mi taali daara Mbàkke bu ma sañoon suma waxtaan du weesu Tuuba
laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah Alaaji Fallu Mbàkke baax Bamba wóolu na la lee mu am mu daldi am bu ne du am dootu fi am Alaaji Fallu Mbàkke baax Bamba wóolu na la waaw Sëriñ Fallu moom bu ne xam ne ni moom mooy conduire baar bi moom mooy borom na am mu am borom du am yàlla def it aussi suma famille yàlla man rek la ci def may alalub Sëriñ Tuubaa donc sa mbaay it nangul ma ko lool defal na ci ñaan ndax lan Sëriñ Fallu bi ma ko wayee lan ma xam te ku ne xam ne ni dañ ni Sëriñ Fallu Mbàkke du xotti saat du tas yaakaar du daw ku ko laaj mu jox la lu géejël kan kañ Sëriñ Fallu géejël na macha allah tubarfakalla yal na yàlla yokk leeram te tax ñu ci barke ci barke sëñ Cheikh bu nag mooy sama sëriñ waaye Sëriñ Fallu sax laa njëkk a tuddee doom ndax cofeel yàlla koy def ci nit waaye am sëñ Cheikh bu aussi yàlla na dund am ndeeg bàyyi te yàlla taas ñu seen barke amiin suñu réew mi daal yàlla fi yàlla def jàmm amiin suñu réew depuis tout à l'heure nag suñu réew mi yàlla ci yàlla def jàmm waaw jàmm moo mat a ñaan loolu mooy ñaan bu important waaw xam nga bu waxee loolu rek sa xel dafay am ci fu mu dem buñu nee Doudou Ndiaye Mbengue rek ne réew mi sa xel mi am na fu muy dem mais gannaaw prévenir na ma avant waaw tey dama bëgg di wax ci musique bi rek waaw nee na tey ci musique la woon tey moom sangu tey artistiquement rek personne non c'est que xam nga mënoo am Doudou Ndiaye Mbengue sax di wax leneen lu dul musique dafay du am sens donc moom te heure mu ko gisee musique laay gis dëgg yàlla donc loolu vraiment ku nekk péete nag moom wax dëgg yàlla kenn waru ci mere kenn da ngay sax nangul ko respecté ko fonk ko parce que mën nga yaakaar ne yaa am dëgg fekk moo am dëgg donc loolu dafa am solo mais sénégalais yi dañ ko naw ci musique ni Youssou Ndour luñ ko bëggee de musique c'est ça bëgguñu ko ndax politique musique lañ ko bëggee moom mii musique lañ ko bëggee donc ci musique lañ leen mën a fekk si donc ku mel ni Doudou Ndiaye Mbengue dafa marqué sénégalais années 90 yi ba jëm 2000 il a marqué tous les esprits c'est-à-dire tey jii nii heure bu ñu ne amul ku xamul Doudou Ndiaye Mbengue Sénégal donc heure boo ko tuddee les gens respectent artiste bu ci nekk booy woy bu yéegee sa scène nga kontaan nga yëg nga bañ a yëg nga wax nga bañ a wax donc parce que dafa am loo xamante ni lu ñu naan yàlla li mu def ci nit bi c'est-à-dire Doudou Ndiaye Mbengue dafa identité la artistique et musicale parce que y a une voix macha allah voix mooy premier instrument donc defe naa musicien bi toog xam na li may wax suñu ndeysaan doguma la sax foofu ci voix bi dafa am suma rakk ju baax yoo xam ne ni yàlla na ko yàlla jàppale ñu ngi ci voix bi ko Pape Diouf yàlla guddal fanam amiin vraiment aussi te amiin gën a wéral baatam allahumma amiin xale bu ñàkki ñaan la parce que boo demee ba Pape Diouf ku ne xam na ko ci way il est génial mu ni ma grand dama bëgg wax ma la ngay utiliser ci sa voix macha allah ma ni ko loolu du dara lu dul du ma tox cigarette du ma naan sàngara du ma tim ku dul sama jabar du ma naan lu set loolu daal ak teel a tëdd boo joué wul waaw bañ di forcer di daw ci géej beeg di gas ba mu xóot di yuuxóog yooyu amul sens donc li lay may sens rek mooy yooyu ma la wax yëpp nga fexe ba sàmm ko ñun ma baax na conseil defar sa baax très important conseil wax na lu garaaw loolu moo tax ma ñamal la ci loolu wax na lu macha allah et ça c'est le secret mooy la voix qui change pas macha allah bi lii ñu dégg nii way boobu loolu lañ ci dégg donc te way bi ça fait quoi plus de 90 mais pas 92 nit dina donn dara dana ko donn mais bu ko sàmmul du am valeur maanaam moom ku ne xam ne ne Balla Naar Mbengue ko jur ku ne xam ne la mu def ci Sorano ku ne xam ne ne askanu ngéwël la bokk ku ne xam ne ne ku ne xam ne Ndeye Marie Ndiaye Gawlo waaye moom dafa sàmm voix am dafa sàmm li nga xam ne mooy donoom lu am solo ngi noonu nit dina donn dara ba noppi bu asaaloo ko asa bopp mais moom deful loolu c'est ça et il y a surtout moi man fi may gën a intéressé xam nga musicien pour man valeur am mu ngi nekk ci capacité organisation personnelle am mooy nan lay li mu wax noonu conseil boobu mu ko jox noonu Pape Diouf waykat bu ko ci appliqué doon ko ñu tudd ci àdduna donc te li mu wax noonu daf may fàttali li Samuel Eto'o wax benn jour ci interview ñu laaj ko lu tax Samuel Eto'o ngi football ba tey te Samuel Eto'o bàyyi na ñoom El Hadj Diouf bàyyi nañu depuis quand te moo leen jiitu te moo leen si jiitu Samuel Eto'o dafa ne
day nelaw 12 heures par jour xam nga ñun dañu naan 8 heures mooy temps normal bi nga war a nelaw moom nee na 12 heures lay nelaw mooy nelaw bi wis na ci ñeenti heures yoo xam ni moo tax Samuel Eto'o boo ko gisee il est da ngay am impression que il est jeune. billaahi loolu dafa capital te ñun dañ koy xaw a sàggane. d'accord ñun Sénégal dañu am benn culture ñun dañuy ambiance rek. te ambiance bu bëri mooy da ngay war a tëdd 23 heures sax waxtaan bi neex. nga topp ko naan ne waaye garaawul. ambiance ça veut dire nga war a jouer tey. waaw jouer woo nga war a noppalu. nga topp nga toog. ambiance topp rythme bi ba 4 heures du matin 5 heures du te matin. génération bu bi subaa nga war a yow fa jàpp dem répétition. génération musiciens yi actuellement bari na ci ñoo xamante ni léeg-léeg daan nañ ci xaw a waxtaan. xaw ci jote waaw mais ñoom dañuy topp ambiance. xarit yi famille bi duñu nelaw dañuy sonn. surtout xale jigéen ñi. mu ngi noonu. donc alors que suñu jëlee damay waxtaan ak ñoom Henri Guiabert suñu papa yooyu ñoom ñu wax ma xalam 2 seen organisation que dañuy xëy matin ni gars yi di xëyee 8 heures. di dem dugg bureau ñoom noonu la ñuy xëyee ndékki pare dugg suñu ba 19 heures pause la ñuy def añ ñiy julli ñu def la ca des. donc loolu noonu moo indi ñu nekk légende moo indi Sénégal àdduna bi foo leen tuddee xoolal morceau bi ngeen def nii année 90 yi. 92 tegal morceau bi teg morceau 2018 bu ñu tëgg Sénégal différence bi dafa yaatu. ñu laaj ko moom mi nga xamante ne peut-être vivre na période boobu temps année 90 ak aujourd'hui 2010 2017 18 musique bi peut-être que am na ci impression bu mu ci jox différence bi lan la paasan mi xam na musique nee na am na différence bu bëri yow bu bëri sax yow waaw non mais xam nga différence bi mooy ñun dañu amoon kilifa ñun boo gisee du Njaay Mbeng ba tey ci kàttanu yàlla bu xale bu tuuti dee way sax mu yëg ci kaw chaînam wayandoog moom c'est parce que ñu doon amoon kilifa maanaam kilifa mooy ragal sa baay jox sa ndey cër ñun mësuñu fanaan àll man boog du Njaay Mbeng bi may musique 77 boobu maa ngi am fukki at ak ñeent rue ma koddu Njaay Balafon benn tubaab moo ko moomoon muy madame Michel boobu juróomi orchestre moo fi am Takarnasi orchestra Baobab Super Jamono Étoile de Dakar Gëstu ak Canari de Kaolack yooyu orchestre moo fi amoon juróom benn ci Sénégal bi yëpp donc tey bu nu demee tey ba yegg si fii nu yegg si c'est parce que daawuñu fanaan àll musicien bu koy def waykat bu koy def nga ñàkk kilifa mooy yaa ngi boo paree yaa ngi ay jigéen. lan mooy fanaan àll. fanaan àll mooy moom sa bopp fu la neex fanaan boo joué ba pare war a dem sa kër dem hôtel wala nga dem sa benn kër xarit. xale yu jigéen ñi dañuy judd di gën a rafet xale yi nga xam ne tey jii mënuñu maintenir seen succès. xam lan moo leen ko yàqal jigéen nit dina la ut sax pour bëgg la am xam fu muy jaar ci jigéen pour yàq la. donc jigéen moo mën a defar mais nag na ma yàlla jéggal moo mën a yàq. am na ci waykat boo xamee ni juróomi at yi passé si woon na lool ba kase ba kii la daan def. boo teelul ñëw doo dugg waykat bu siiw. góor wala jigéen ku góor. gise fermé la doon def barke Seexul Xadiim ëpp na juróom benn at boobu ñu ni tudd fii ñëpp xale boobu ci la bokkoon. li may wax Pa Assane xam na ko. mais du ma tudd turam. mu ñëw dëju Ndey Mari Njaay Gawlo di jaale si. xew lool mbuumar bi yëpp topp ko. mu ñëw ni ma père maa min ma man de bëggoon naa waxtaan ak yow ànd ak sama rakk Lamine Naar doomu Ndey Mari. ma ne ko waxtaanu la mbaa jàmm. ñu dama bëgg na ko nga conseiller ma fi ma toll nii damaa xew trop te xaw ma lan moo ma mën a maintenir ci fi ma taxaw. ma ne ko xam nga lan moo la mën a maintenir fi nga taxaw nga maytu jigéen. ñun monsieur père wax nga ma lu garaaw. loolu nag mooy sama problème man ko kan li nga daan. barke Seexul Xadiim amul at mu ni kandang. te boo nee kandang dootoo jógaat mukk ku yàlla tàcc boo feccul dootoo feccati. nanu maytu te am kilifa te bañ a yëg seen bopp. dàq mënunoo woy ba dàq lu woy mais li leen yàlla defal sens bi leen yàlla defal. waaw ñun amunoon boobu sens. d'accord ñun dañ daan jouer ba pare duñu am sax passe car rapide. dama daan doxee Balafon ba HLM barke Cheikh Ahmad Bamba
man ak Daouda Gassama. am na de man doxe naa daagu Sunlight ba tey. wallahi asi te léegi musicien yi boo fi woo. balaa mu ni këndëng cachet bi ñaata la lañ ci ko wax. maa ngi war a jouer le 17. ci kattanu yàlla. Sara Banaay. musiciens yi nga xam ne ñoom ma war a jouer kenn ku ci ne dina ma wax cachet bi ñaata lay doon. te man xamaguma lu ma yam. te man bi may jouer ji dama daan ba may ñëw répétition di dem Sicap Karab fi ndey xam ne ña dëkk dama daan dox HLM ak Sicap Karab barke Xaadim Rasul kenn daaw ma jox paas may jouer balafon nu jouer di am 2 couples 3 couples bu nu paree kenn ku ne 500 francs wala 1000 francs la lay jox ma daaw maag Daouda Gassama dox HLM dox balafon ba HLM jàll jeune industriel yéeg ci pont bi dem sama kër yaay tëddi te boobu bu ma neexoon ma fanaan kër Daouda bu ma neexoon ma fanaan feneen mais sama papa tant que ñëwuma du nelaw bu ma ñëwee bu ma duggee ci biir kër gi li may njëkk mooy dama nga jàpp ba set nan dem jàkk ji bu ma duggee ci jàkk ji damay toog nii laay toog def nii ba heure julli jot mi may jógal lu julli loolu moo tax man diine ba fii may wax ak yow dama wax am na solo nit da ngay am diine xale bi toog maa ko yar xam ne li may wax donc nit bu la yàlla dimbalee ngay way nit ñi topp la respecteel sa bopp joxal cër sa bopp fonkal sa bopp bañ a jigéentu bañ a yàq sa àdduna d'accord li mu wax nii lu am solo la lu am solo et puis wax nañ ci yoo xamante ne xam nga côté musique bu ci nit nekkee aussi da ngay yaakaar ne côté zahir bi rek dafay topp bakkanam tout le temps mais au fond derrière da nga ciy gis ñoo xamante ne ni nga ko waxee rek ay nitu yàlla la xëy na tamit am na foo xamante ne duggoon nañ fa muy ci wàllu musique bi évolution bi parce que yow aussi xam nga ci lu bëri nekkoon nga batteur et puis par rapport à sa carrière yaa ngi côté Bruxelles am nga ay projets yoo xamante ne évolution boobu lan nga ciy wax. waaw ni ko Doudou Ndiaye waxee mais man ni ma gisee musique sénégalaise léegi dafa amatul. non parce que musique mbalax dafa dem parce que li tax mu dem Youssou Ndour li mu am lépp macha allah ci musique mbalax la ko amee. foo dem jamono da nga koy dégg ci festival yi ma daan demi ci international xalam Touré Kunda mais musique mbalax. dafa dox bu ñu nee la musique mbalax ne nourrit pas son homme je dirais non c'est les hommes qui ne sont pas comment faire pour se nourrir de la musique. y a une différence alors. ca loolu pour se nourrir de la musique mooy ñu respecter musique léegi y a trop de musiciens soi-disant musiciens au Sénégal dañuy jaawale léegi griotisme ak musique bu njëkk ba bi géwël yi bariwuloon ci musique bi dafa normaloon mais bi marimba yi ñëwee tama yeeg sabar yi la kenn xamatul looy def booy yi jàngatuñu musique da ngay sa baat bu njëkk ba dafa am moderne ñun yor guitare yeeg batterie yeeg tembal yi am traditionnel ñi doon way traditionnel faale wuñu ndax dañ ciy tedd ñun ñi nekkoon ci moderne mi faale wuñ la ndax dañ ciy tedd duñu daje mais léegi waa traditionnel ñoo daw fekk si ñu créer tradi moderne yàq musique bépp non c'est vrai koñ boo jaar jàkkaarloo nga fa léegi ci kanam tuuti laabaan yi la ñuy koj fajar yi ci kanam tuuti bu ñu leen freiné wul man dama ne woon bu ma amoon sañ-sañ ci dëkk bi damay ramasse gars yi jàkkaarloo bu ma gis ñu ne kundum ma jàpp tëj yi non c'est vrai parce que dañu sonn et puis ñu naan pirate ay chanteurs yi ñooy njëkk a pirate seen bopp parce que mënuma gis benn Wally Seck wala Pape Diouf bu tëju 2 ans liggéeyam yow sa baat neex nga ñëw toog ci jàkkaarloo di way Pape Diouf ak Wally ba mu tas ñu jox la ay centaines de mille nga dégg ko yaa pirate sa bopp. c'est pas normal. gars yi il faut ñu jàngi. L'orchestre national est là. Il y a des professionnels. Mais pourquoi ne pas coopter les gens yi bëgg a woy ñu jàngal leen gaam jàngal leen yëg-li télévision yi aussi am nañ ci part de responsabilité. parce que da ngay toog ci sa télé fenn à Bruxelles wala fenn nga gis ñuy woy ak guitare yi accordé wul booykat bi di woy génn gaam. kii présenté émission bi gën leen a jobbal moom it nekk fa naan diw toppatee woy mais da ngay mujj yow da ngay fay télé bi. non. mais looloo fi am. dafa wax benn terme bu ma gëj a dégg jobbal. nga dégg loolu. waaye xoolal gis nga président dañoo woon a dimbali
ak ministre bi jox ñu ay agent ñuy wër jàkkaarloo yi léegi sax da ngay gis benn boy ñu ne béykat dem ni ma grand léegi kii la quoi Madi Mbis la. foo ko jàng mu ne jàng ma ko ma romb ko ci sabar mu naan tëng dëng sabar yi topp ci ñu ne musicien la mais c'est pas normal nañu dimbali ramasse gars yi yóbbu leen ci tool ya ñu bàyyi. marimba bi jeunes yi jël di ko utiliser pour internationaliser un tout petit peu suñu musique àndoo ci loolu. mais c'est pas internationaliser notre musique. pour internationaliser une musique il faut que nga def ko mu nekk dans les normes. gi nga suñu musique bi asawaale asamaan. ça fait des années. ca ba léegi boo ko dégloo mu dem. ak yeneen musique ak yeneen musique. mais quand même. mais la Finlande bëggoon daan jouer ci boîte yi tubaab bi dañ daan ñëw mu fees. xoolal da doon fees xam nga Finlande bi ñu fay dem. non amul woon jouer ci boîte deux jours. benn yoon ngay jouer mu jeex nga ñibbi. mais man bi ma ñëwee ak asawaale asamaan maa ko imposé. wallahi maa ko imposé ñu joué vendredi nit ñi ñëw ma ne samedi dañuy joué. gars yi bon baab bi ne ma non ma ne ko si dañuy joué samedi ñu joué mu fees. ma ne dimanche dañuy joué dimanche ñuy joué ma ne gars yi ci biir joué bi dañuy improviser simb gaynde ci biir boîte bi mu fees. mais ngeen simb gaynde ci boîte bi gars yi dof ne ku tardé suba démb doo xam ni xew suba. ñuy def ay affaire yu garaaw. mais xam nga. et puis ci année yooyu. voilà ci année yooyu. mais léegi vraiment bu ñu nee ay musique sénégalaise dama naan mais musique sénégalaise c'est export mais mën nañu ko exporter fu nekk. mën nañu ko exporter fu nekk. pourtant bu ñuy dégg. xanaa loolu moo tax nga découragé sa studio yi nga yoroon ak yooyu yëpp nga teg fee bagage yi. mais xam nga rek comme yëmbal laa dëkk. te vraiment ko ca artiste la maa fa njëkk a nekk artiste daan yor kees leen di dem ñu may gis may dem bu ma demee ba yàlla dimbali ma jënd fa kër dama ubbi studio ne yéen ñëpp ñëw leen Baba Diallo 9 ans laa ko yor Daba Sey maa ko njëkk a defal enregistrement maquette bi Fat Lawbe Abou Djoubade Acha Wele ñi leen studio baa ngi nii kuñ bëgg na ñëw répété kenn du fay ku bëgg maquette ñëwal def maquette kenn du fay jënd sono yóbbu ko Blaise kii centre le postation bi ne Pikine jox ko Baba Ndiaye ni ko musiciens yi ñoom Cheikh ak ñooñu nañ ñëw di répété bu kenn fay jël sono yóbbu ko centre culturel bi nekk Thiaroye ne Sané nañu répété bu kenn fay centre social bi ñoom acaawele fa lañ de répété ak Abou Djoubade donc yooyu yëpp c'était pour rek contribuer ci développement musical bu banlieue bi en tant que musicien du lu ma am mais dama bëggoon rek bokk ak li ma yàlla xéewale ak boîte ak te ubbi fa benn boîte ngeen ñëw leen tamit di jouer fii le pardon foyer le pardon la université pour la vie noonu laa ko tuddee woon. mais sa projet bi lan la sa projet bi. mais projet bi actuellement mooy bon j'ai créé le tambour de la paix et de la renaissance mondiale parce que bu fekkente ni Afrique dañu ko marginaliser tram ku ne di wax. mais Afrique c'est le berceau de l'humanité fii la lépp commencé kon bu àddina demee ba jaxasoo ñun en tant qu'Africain war nañoo mën a ñëw montrer la vision africaine pour le développement de la paix mondiale en tant que berceau de l'humanité loolu moo tax ma créé ce tambour là alors def benn globe terrestre bu mag ci suuf def ñaari loxo mu yenu ndënd mi ci digg ndënd mi ma def ci la vision africaine pour que 5 continents yi tëgg ko ci benn vision pour que ñu synchroniser au milieu du tambour pour converger autour du tambour pour créer la paix mondiale en tant que berceau de l'humanité. D'accord. ñuy célébrer décembre tey. waaw fekk si nga ko bu baax ndax bi Hegel waxee philosophe allemand bi ne ko l'Afrique était ahistorique génn ko def ko histoire Cheikh Anta dafa ñëw ni l'histoire a été falsifiée dévoyée. daal di ne ko Afrique nag moo am histoire démontré ko scientifiquement de l'Égypte du Nil vers l'Égypte wàccaat pour wax fan la àdduna bi soso ak nan la nit dikkee nan la demee et cetera donc wax vraiment fekk si nga ko ñu koy ñaanal yàlla mu xare ko ci àdduna gën a kawe ci di dellu di ko ñaanal parce que Cheikh Anta li mu woote nii dafa am solo Cheikh Anta Diop dafa tey jii nii mën nañ jàpp ni Sénégal ndeysaan profité wuñ ci bu baax
c'est-à-dire dañoo li ñu te Sénégal nag loolu li ñuy dal dafa bari. dafa bari ci domaine bu ne. du fi jeex te tey bi muy wax sànq sunu papa Doudou Ndiaye Rose bu ma xalaatee dama naan ay waay bu fi toogaatoon ba tey. parce que te ak ñoo bari sunu papa Ndiouga Dieng ak ñeneen ñoo xamante ni tey Sénégal dañoo dem ñu door a xam ne profité wuñ ci. donc te loolu daf ñu dal ci Cheikh Anta lu doy waar xam nga Cheikh Anta Diop tey dañ ko tuddee Université Dakar mais Cheikh Anta Diop jàngalewul Université Dakar ak fi mu tolloon ci dayo bi mu ñëwee ki ko njëkk a xeex malheureusement ñi bëgg Senghor nañ ñu baal Senghor a ko njëkk a def ennemi empêché ko mu dugg université comme professeur. C'était un homme politique. oui parce que RND voilà alors que tey xëy na Senghor jamono boobu bu fekkoon jëloon na moo tax souvent ñuy wax suñu leader yi nañu moytu politique politicienne parce que léeg-léeg nga xeex koo xamante ni da lay amal njariñ. Cheikh Anta Diop ku baaxoon la ci politique gu Senghor. ci jamono bi doon na apporter lu bëri. et li mu def moo indi parenthèse boobu mais tey Sénégal. baax na ñu dellu ci ay concept comme ni mu ko defee nii. muy musicien di politique comme na dellu ci ay esprit dafay dundal dëkk daf ñuy jëmal kanam te dafa nekk lu important. alors loo xamante ne aussi ñun ñoo ko moomal suñu bopp moom mooy lamb bi te am nañ ci actualité j'espère que du ñu ko perdre comme ni ñu perdre yenn hommes yi nga xamante ne de leur vivant xamuñu leen bu baax c'est à titre posthume la ñuy toog di wax ci ñoom gën leen xam grand ci côté lutte bi am na actualité yu ci nekk en actualité lamb bi aujourd'hui. actualité bi xëy na du ma ko guddal tey. aujourd'hui Lac de Guiers xaritu ñëpp la. waaw sama xarit la Lac sama doom la léegi naa laal na la de yow it. sama doom la enfin je veux dire. non Lac sama doom la yaayam sama jigéen la moom sama doom la waaw c'est-à-dire rek man li may wax rek foofu damay am benn conseil bi gis nga mbër bu bëreetee ci saase bu fekkee ne problème am na chute am na ci saase boo ko kenn bàyyi mu wax parce que foofu la communication parce que problème de communication la Lac de Guiers xale bu yaru la mais en général boo jógee ci benn show bi rek ah bul communiquer automatiquement yéen ñi nga xam ne yéen a koy encadrer tàppal leen ko dalal xelam yóbbu ko waaw parce que après communication après day des foofu li nga bëgg a wax waaw mooy nit bu meree naxaar ba giif bu mu wax voilà boo gisee mag ñu njëkk ñi boo meroon dan lay jox ndox nga naan ni la toogal ba nga dal nga soog a wax parce que boo waxee rek mën nga wax njaaxum mën nga wax luy regret ëllëg continuer loolu foofu nag laa doon waxee mais man xam naa ko fréquenté naa ko ndax yaayam sama jigéen la xale bu yaru la xale bu am diine boo xam ne waxtu du ko raw lu ma mën a seede ci moom koo xam ne vraiment taalibe cheikh la xale bu sell mais loolu yëpp rek bon jàll na ni yàlla na ko yàlla may beneen combat yàlla may ko ci mais ñoom ñaar ñëpp Modou Lo sax taalibe Cheikh Modou Lo aussi di taalibe Cheikh ñoom ñaar ñëpp ñu bokk Serigne Babacar Sy Modou Lo ak Lac de Guiers seen premier combat Modou Lo dérangé dem seeti ko Lac de Guiers seeti ko ñoom ñëpp len la adversaire lañu ah day amaat sax parce que problème adversité bi fi mu toll nii non dina am parce que man xam naa ci arène bi yow merewoo ko merewoo ko du tout parce que yow ak ñoom Bécaye yéen ñëpp faites partie non duñ ko mere ci loo parce bi nga xamante que ne duñ ko mere suñu doom la xale la suñu doom la ñun ay waajuram lañu te moom carrière am des na lu bari te carrière am des na lu bari Lac de Guiers balaa yàgg mën na amaat beneen avance continuer carrière am ñun l'essentiel ñun dañuy cerner lamb ji rek fexe nuñ ko jëlee defar ko bon su ma jógee ci côté Lac de Guiers damay ñëw ci beneen côté boo xam ne muy signature contrat bi amoon fële ci Thiès ci diggante Baye Mandione ak Modou Anta Leewtoo production vraiment foofu te bëgg nañu dama koy ñaan en tant que ñuy samay xarit mbër yi communication mën nañoo jaayi làmb mais bu ñu di yegg fenn fi am na yenn wax yu ñagas yoo xam ne boo fa yeggee gis naa ko c'est trop boo fa yeggee da ngay ternir l'image de la lutte te suñu lutte bii suñu sport national barki Demba Ndiaye le président Macky Sall jël 32 milliards ñu utal ñu benn arène nationale donc nañ fexe waajal loolu mën a jaay suñu sport bii muy lutte sur le plan international aussi attirer les sponsors parce que aussi sponsor du bëgg aussi di dugg ci loo xam ne day am ay tâche donc nañuy rafetal kàddu yi nañ jaay làmb ji mais rafetal ko
ku ci nekk naa ma suñu yéet làmb ja dinaa la def nii ne mais bu ñu dugg ci yenn détails yi yooyu dafay yàq te loolu baaxul mais grand Ousmane yu mel noonu man moo tax wayatuma làmb yu mel noonu moo tax dematuma làmb gis nga làmb ji passé buñ ko tuddeewul woon président de la république du ma fa dem gis naa la fa gis nga mag ñu bëri dan may woo mais du Ndiaye Mbengue doon bëggoon nga ñëw way làmb tuuti dimbiloonu parce que moo dàq way làmb ci Sénégal mais xam nga di way làmb nu lay xëppi sunguf wala di lay sànni xeer te kenn du la fay cachet bi ñuy fay mbër yi ay millions la amul benn waykat bu wey ci làmb fii nu fay la cachet 1 million amu fi waykatu làmb bi yëpp dañuy dem ci làmb ji di wayaan Petit Mbaye ko fi daan def ak Gaston Mbengue te man dan ma daan fay waaw man cachet leen may fay balaay may dugg ci làmb ci nga signé jox ma sama cachet Petit Mbaye signé jox ma sama cachet ma jël sama cachet dugal sama poos bu ma wayee benn way yéeg naa ci kaw làmb ji seetaan sama làmb mais làmb dafa bari agresseur dafa bari li ñuy def ci làmb baaxul lii du woon lii du lii lañu séntu woon ci làmb du loolu jamono lii amuloon li mbéykat bi muy bëre amul woon booy bambara la même chose duubalees muy bëre yi amul woon yi am ci làmb léegi doo comprendre parce que yow yaa ngi bëri yéen a dëkk rek lu la nekkay def mais du Ndiaye mbappatu Grand Dakar booy bambara dañ fa daan fanaan ba bët seet doo gis alkaati mais du am alkaati du am dara alkaati ñoo non ay sécurité musul am c'est ça mbëri dañuy bëre ba noppi ñooy ànd sax dem xoolal léegi ñibbi xoolal léegi alkaati yi dañuy yëg ci kaw tribune yi sax pour di femm xale yi chaque jour nga dégg kii dee na mais leen moo ko fi jar dañu ànd ak yar te bàyyi leen aussi ñoom lii nuy def muy làmb métier la ci ñoom ci lañu yor seen ndey ci lañu yor seen baay ci lañu jënd seen kër yi ci lañu takk seen jabar yi mais buñ ci boolee violence rek mi ngi leen di yàqal ñoom moo tax ñoom il faut mu am mais bi gën a garaaw nag waxtaan ci ak seen supporters yi bi gën a garaaw waxuma sax côté supporters yi mais côté mbër yi violence verbale waaw bi am diggante Baye Mandione ak Modou Anta c'est trop boobu moom vraiment boobu moom ñu koy condamné di ko condamné vraiment loolu man choqué na ma choqué na ma ndax dama bëgg làmb non dañu doon wax ay kàddu yu xaw a doy waar mais côté ba CNG est-ce que mënu ci jug non dama lay ko nga docteur Alioune Sarr day dal seen man xam naa Alioune Sarr ak am fayda boo mel sa combat boobu boo mel tudd am nga docteur Alioune Sarr waaw Alioune Sarr dafa mat li mu doon Alioune Sarr moom lu mu xas ba mat da koy dakk te it bu dul woon moom nag lamb ji gën a garaaw mais kaay ma wax la Alioune Sarr bi muy ñëw di jël CNG de lutte booba lamb boo mësaan a bëre ba pare dañ lay bindal bon yow loolu fekk na la fi mbër danaan bëre bu noppi ñu bindal ko bon mu lebal promoteur bi Alioune Sarr bi mu ñëwee ci kanaalu Ablaye Diop Mokhtar bi nga xam ne moo nekkoon ministre des sports bi nga xamee ni Mamadou kii Paye Ousmane Paye créé nañu structure boobu Ablaye Diop Mokhtar daal di koy jekk-jekkal Alioune Sarr mu ñëw appliqué d'accord ba mu appliqué teel a lamb jeeg si fii kon jërëjëf Alioune Sarr jërëjëf am na solo grand waaye man na ku la laal ku la doo kii man la laal ma ndax man yaay sama grand buñ la xasee xas nañ ma buñ la waxee lu ñaaw wax nañ ma lu ñaaw bàyyi ma di la xulool dégg nga bul xulool man maay xulool ka lay xulool xool ko mel ni ku ci mën dara te wax nga dëgg man du ma xulool kat wax nga dëgg alors ñu daal di tourner rek fi ñuy tëjee ak suñu invité bi rek Moussé donc malgré à part ce projet boobu rek ci côté aussi carrière bi ndax yaa ngi Bruxelles ba léegi ci lan nga nekk à part loolu waaw actuellement maa ngi Bruxelles war na maa dem Malte parce que ci avril bi Malte ñooy abrité pays culturel bu Union européenne alors am naa foofu projet en avril incha allah foofu laay dem mais après ça damay concentrer sama effort yëpp ci le tambour de la paix et de la renaissance mondiale. Ah, ça c'est important. Actuellement daal loolu mooy sama projet phare. waaw te yaa ngi ci bu baax. maa ngi ci bu baax a baax. d'accord kon plein succès. yóbbu naa ko sanc ba Ablaye Matar moo ma invité woon sanc ba. waaw ma yóbbu ko foofu pour def présentation bi. bala ngaa dem Bruxelles ba di nga profité pour jeunes yi ñu jàppale la ci ñi def tànt yi. waaw loolu moom waaw pour gars yi ñi def kii jàkkaarloo yi foog jëm yi jàkkaarloo ak ñoom. alors ñu tourné ci Doudou Ndiaye Mbengue am na beneen way boo xamante ni tamit marqué na ma bu baax ci moom Thiato Thiat. waaw Thiato Thiat bi ah
waaw beneen affaire la boobu tamit duñu ko kii rek caatu waaw. waaw non c'est que xam nga dama bëggoon aussi. xam naa loolu dinañ ci ñëw sax mais xanaa di nga ñëw le 17 février. Inch'Allah Saraba Inch'Allah. le 17 février. toute l'équipe qui va venir. Dossier. Voilà. toute la prod vient Voilà inchallah. parce que avant anniversaire bi. damay def lancement foofu ak suma fans yi invité ñi nga xam ne aussi vraiment gën ngeen dégg du Ndiaye Mbengue donc di ci jiital aussi vraiment aussi mënu ma wax te du ma ko tudd muy président de la république sama xarit suma lépp xam nga nit boo demee ba jur doom tuddee ko rek sa xarit la sama xarit la nga way ko way bu neex waay. waaw ma way ko boobu lay tëjee nag. bàyyi caat ma way ko caat jóg leen Macky am na ndam. duñu bañ a wax waxi politique ba pare. après ngeen ne ñun ci fooy way Macky boobu Sall la ñuy tëjee man boobu laa bëgg a bàyyi wala ñu kii déedéet. xanaa kon nag mënoon nañoo waxi Macky Sall. non tey duñ def politique. waaw kon bu ñu waaye waxee Macky Sall. damay remercier rek parce que xam nga aussi yéen comme affaire musique tey moo tax ngeen invité ma. waaw moo tax ma ciy wax parce que ñu bëri defe na ni du Ndiaye Mbengue dafa bàyyi way. du Ndiaye Mbengue amul lu dul way. di remercier aussi sama manager ki nga xamee ni mooy Chérif Dia. moom moo dox li yëpp. vraiment aussi man awma lu dul du Ndiaye jógal dem rek. ma dem muy nit ku baax nit ku ma jàppale. nit ku xam liggéeyam aussi. nit ku ma dul jay nit koo xam ne ni vraiment daf may teg ci yoon. sama retour sax ci chaîne bi yëpp gannaaw yàlla moom la. dëgg la ndax réeroon naa aussi. mais nag maa ngi remercier aussi président de la république. ak soxnaam première dame madame Faye di remercier aussi premier ministre. di wax ni aussi maa ngi préparé benn morceau. parce que xam nga way bi ma ko koy way maa ngi ko way 3 ans 6 mois mu soog a nekk président de la république. oui maa ngi koy pare way benn morceau boo xam ne ni pour 2019. yaa ngi koy parewaat. ci kattanu yàlla. premier ministre nag jàpp na ci waaw premier yàlla na ko bi jigit premier ministre jàpp na ci lool à part premier ministre keneen jàpp ci. ma bëgg nag mu xam ni way yu may way président ñoom ñëpp laa ko wayal. d'accord na ci ñëpp dugal seen loxo. jërëjëf na ci ñëpp jàpp. parce que budget bi dafa lourd. waaw la woon bee paa. maa ko defaloon sama bopp. mais nag bii paa ñoom nañ ci dugal seen loxo. comme ni ci Boun Abdallah Dionne dugalee loxoom. d'accord pour voilà, c'est ça. préparer campagne 2019. 2019 na mu defoon 2012 lay defaat 2019. C'est ça. incha allah ñu ngi xaar way boobu bu baax a baax xam naa boobaa bu ñëwee nañ mën a wax politique. non loolu sax dañ ci wax dana paase. ñu ngi remercier mais dañuy tëjee caatoo caat nga ñuy tëjaaleel dañuy remercier grand remercier Ami Collé Passane mais aussi suñu invité Moussa Gueye di ko jaajëfal moom tamit bu baax a baax. ah mais le 17 bi le aussi 17 bi incha allah ñun ñëpp dinañ yéen a ko ko war a ñëw couvrir. dañ ko couvrir incha allah nee naa leen bàyyi bàyyi mais ñu bàyyi ko mu bàyyi bàyyi caatoo caat wala bu ko neex rek. ay waay dama la bëggoog chéri boy mi jomba ñaaw wolut na waay dama la bëggoog chéri boy mi jomba ñaawul na la ne wat naa la muñal caat gawloog ku muña man ku mus muñal caatoo caat xam nga muñu baax na ay waay dama la bëggoon chéri boy mi jomba ñaawul na la billaay yaay jey ñaak nga calal bay nelaw bi bosi di ko bësal ndigam yaayu baayam kaay may dollar du la te daago waay coro baay samba ma samba ne faal lay way sama ndijaay kaay may dollar